mbokki ak xarit yu ñuy teewlu am mbégte bu baax a baax di leen dalalaat ci seen émission xew-xewu jamono jaajëfal bu baax équipe bu Dakar Direct bi leen doon accompagner depuis 5 heures du matin ci seen matinale d'information 9 heures tegal na 19 minutes ñu jàll ci xew-xewu jamono di seen jotaay bi ngeen taamu yéen ñu ñuy topp fépp ci biir réew mi ci Sénégal di ñu topp ci suñu fréquence yu wute yi maa ngeen nekk bitim réew di ñu topp ci suñu application bi di nuyu bu baax di ziar tey sargal suñu internet yi nga xamante ni saa su ne bu heure bi jotee ñu ànd ak ñun ci suñu page Facebook di iRadio Sénégal dal leen jàmm ci ñeenteelu numéro bu xew-xewu jamono bu semaine bi tey yemoo ak alxamis juróom-ñetti fan ci weeru avril may am mbégte bu baax di ci àndaat ak Alioune Diouf comme ni ñu koy àndee les mardi mercredi et jeudi Seydina Alioune salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah Mohamed maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu également suñu invité di nga ko présenté ci kanam di nuyu auditeurs yi nga xamante ni présentement ñu ngi ñuy déglu ci mim réew ak ci bitim réew Mohamed di ñaan yàlla mu tuur jàmm ci Sénégal wasaare ko si àdduna bi lépp la nga xamante ni ay fànk la ak ay tell yoo nga xamante ni mu ngi lëmbee jamono ji mu fànkal ñu ko. mu ngi noonu am na solo bu baax Aliou jaajëfal la bu baax a baax comme ni ngeen ko xamee tous les jeudis dinañ leen di indil gan si xew-xewu jamono waxtaane yi nga xamante ni moo di xew-xewi jamono yi xëy na ñu bëri dinañ koy dégg te xamuñu lu mu doon am na itam ñoo xamante ni peut-être ñu ngi dund ak ñoo xamante ni am nañ ko xamuñu loolee lu mu doon tax autisme la ñuy waxtaanee tey ci xew-xewu jamono doon na loo xamante ni peut-être ak nu ñuy dundee fii ci Sénégal ñu ci bëri duñ ci bàyyi xel tax mois d'avril bi xam ngeen ni moom mooy mois bi ñu jagleel trouble boobu di autisme tax tey ñuy daral docteur Ndeye Awa Der Dieye moom nekk pédopsychiatre chef de service bu pédopsychiatrie de l'hôpital pour enfants bi nekk ci Diamniadio tey moom la ñu am mbégte lool nag di koy dalal jaajëfal ko bu baax ci disponibilité bi di la wax dalal jàmm ci xew-xewu jamono. waaleykum salaam Alioune maa ngi leen nuyu di nuyu Alioune Diouf merci beaucoup ci invitation bi maa ngi nuyu téléspectateurs yi ak ñi ñuy déglu ci rajo bi. jaajëfal ko bu baax a baax moom docteur Ndeye Awa Der Dieye alors autisme bu ñu koy dégg xëy na am na ñoo xamante ni bi ñu ko yàggee dégg ak léegi bu yàggul am na ñoo xamante ni itam xëy na xamuñu ko bu ñu nee autisme lan mooy autisme. waaw autisme nag waaw c'est vrai que Sénégal bëri na feebar yoo xam ne dañ ko dugal ci biir autisme ñoom jàpp nañ ne lépp luy feebaru santé mentale xale rek autisme la autisme dafa nekk benn ci biir feebar yi mën a dal xale bokkul ak retard mental ou autre autisme dafa rëy mais dernièrement am na ay scientifique yu toog waxtaan ci defaat consensus léegi autisme dañu ne wolofal bi nag mooy xaw a jafe trouble développement wu xale la trouble développement surtout au niveau neurologique trouble neurodéveloppemental la buy tax xale bi dafay am ay difficultés pour waxtaan ak nit ñi dans les interactions sociales xale bi day am ay difficultés pour communiquer li ci ëpp day yéex a wax wala buy wax waxam du bëri du koo xam ne mën na waxtaan dafay nekk trouble boobu day entraîner xale bi day tëju ci boppam maanaam du foow ak yeneen moromam yi du dem au contact ñeneen nit yi nekk ak boppam wéet ak boppam foo ak boppam moo ko gënal xale bi foom du bëri tamit dafay ni xale di foowee ak ay jouets normal moom jouets duñ ko intéressé mun a nekk benn fil wala kubéeru bic affaire yoo xam ne daal ñàkk fayda lay jël mun na ko fooyee suba ba ngoon jot dafay nekk xale boo xam ne tamit dafay am problème côté lekk day taamu li muy lekk léeg-léeg day lekk en fonction de couleur yi wala muy lekk en fonction de aspect lekk bi xale bi daal présent 3 parties yooyu surtout ci moom mooy touché ak comportement bi aussi day nekk xale boo xam ne day xaw a naqari deret ndax bu waxul dafay naqari deret wala xale boo xam ne day jooy lu bëri parce que comme il mënul communiquer mënul wax li mu bëgg daf jooy yi day bëri day def ay crise de colère yu metti crise de colère yooyu nag day souvent da ngay gis xale bi day gaañ boppam bu amee li ko metti soit mu mbëkk boppam ci mur bi wala muy màtt boppam wala mu agressif envers yeneen nit yi yeneen moromam yi di leen gaañ en gros daal autisme du mun ensemble signe la boo ko gisee nga xale bi lii la am loolu mooy feebar autisme Aliou balaa ma lay bàyyi nga poser sa question bu njëkk may fàttali ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy teewlu bu ñu bëggee am ay laaj yu ñuy samp war a leerlu ci li ñuy waxtaanee mën nañu jokkoo ak ñun ci 88 628 38 38 88 628 38 38 bëggoon xam rek lan mooy joxe feebar boobu.
lan moo koy joxe. waaw fi mu toll nii nag ñu ngi ciy def ay recherche ba léegi amagul consensus mais am na ay nu ñu koy waxee ay piste yu ñu am yu ñu ne lii nit bu ko defee mun na risque am autisme. am na li ñuy wax ndono moo tax léegi am na ay tests génétiques mais c'est pas encore concluant moo tax pour ñu ne gène bi identifié guñu ban gène fan lay féete comme par exemple beneen feebar bu ñu ne trisomie 21. xam ni fii lay féete ci gène bii lay nekk autisme identifié guñ ko y a des recherches là-dessus mais ci pratique bi seetlu nañ ni am na ay famille yoo xam ne bu amee autisme ci biir famille bi y a des risques ku jigéen ki am autisme bu juree ay doom soit ci côté papa ji soit ci côté yaay. c'est héréditaire. c'est héréditaire seetlu nañ ko mais am na ay famille yoo xam ne. am na autisme te ñu jur ay doom duñu autiste moo tax kenn mënagul a concrètement loolu la. y a cette partie génétique am na loo xam ne tamit mën nañ ko gis ci ay maam mu tëb les parents ñëw ci sët yi. y a cette partie am na environnement aussi gis nañ ni léegi environnement bi manque de stimulation bu ñàkkatal xale bi écran yi très tôt téléphone portable jox bébé yi tablette bébé yi gis nañ ni environnement mun na rendre xale mu am repli autistique environnement bu ko stimulé wul assez. am na théorie sax oui. kon ni ñuy teelee jox xale yi écran yi teel leen a toogloo ci kanamu télé beeg yooyu noonu dafa am ay njeexintal. yii bu baax a baax a baax. fi mu toll nii lu tax ces dernières années. pédopsychiatrie nekk faj boo xam ne dañu gën a bëri malade écran yi bokk na ci li ñu yokk suñuy malade. teel a jox xale yi écran teel leen jox ay téléphone teel leen jox ay tablette. day entraîner retard de langage mun na sax entraîner retard mental bëri na yu muy entraîner. écran yeeg tablette yi. tey bu ñu xoolee ci li nga xamante ni moom moo di feebar boobu est-ce que mën nañ jàpp ne xale yi képp lay dal. déedéet mais comme autisme nag dafa nekk feebar bu mel ni diabète maanaam bu ñu la nee da ngaa diabétique da ngay dund ak sa diabète à vie bëri na ay mag yoo xam ne ci seeni doom la ñuy xam ne ndekete ñoom ay autiste lañu. parce que du autisme yi dañoo bëri dafa am bu sévère bu moyen bu léger. D'accord. am na ñoom ne bu ñu amee doom ba ñu diagnostiqué ko nga waxtaan ak ñoom nga xool ak ñoom après ñoom ñuy ñëwaat sax ne la waa docteur kon man ndekete man maa ngi door a comprendre li tax ma wuteeg nit ñi man autiste laa. te kenn mësuma diagnostiqué. bëri na nag ci ay mag ci ay xale on est autiste on vit avec son autisme à vie. leneen lu ma bëggoon xam léegi dafa ni mën si seen i wàll couleur rek lekk ak yooyu noonu la ñuy kii naka la ñu mën a ràññatlee seen goût yooyu noonu ba di ci mën di dem ñoom. waaw loolu nag day laaj parent bi jël temps di observer doomam beaucoup d'observation tal xale bi ndax parent bi sax ba ci kanamee moom moo la koy wax day gis ni bu ko joxee ñam bu wow léeg-léeg xale bi day jël moo koy gënal day préférer lekk lépp lu wow su ko joxee lu tooy lu am sauce du ko bëgg am na ñoo xam ne du ceeb du sauce du dara ay frites ay yàpp bu ñu lakk ginaar gu ñu lakk duñu bëgg lekk sauce comme am na ñeneen ñoo xam ne tamit lépp loo bëgguñu ko suñu mixé wul li ñu leen di jox dañ leen dem ba am 4 ans 5 ans lu am donj duñ ko lekk soo ko sexalee dañ koy yàbbi am ñoo ci xam ne couleur bi lu weex rek la ñuy lekk waajur bi day dem ba xam ne doomam soo ko joxee lu weex mu lekk boo ko joxee benn couleur du ko nangu lekk ñeneen ñi lu xonq rek la ñuy lekk avec le temps ñoom dañuy dem ba xam seen doom yi li ñuy bëgg a lekk ñu di leen ko jox léegi risque nag foofu mooy xale bi bu dee lu weex rek lay lekk maanaam du nangu peut-être mu lekk ay soow ak yooyu du nangu lekk peut-être ay yàpp ak yooyu le risque mooy bu demee ba ci kanam mu am ay carence ci plan alimentaire parce que xale war na lekk yàpp war na lekk jën war na lekk soow et cetera voilà mais parent bi à force mu nekk ak doomam day dem ba comprendre ko famille bi su ko defee nag li mu bëgg rek lañ koy jox. mais est-ce que am na ñoo xamante ni mën nañ teel a détecter yooyu noonu may fàttali ne mën ngeen dugg si 88 628 38 38 88 628 38 38 bu ñu xoolee ni nga xamante ni noonu la xale yi di mel ci seen i bëgg-bëgg ci li nga xamante ni moom la ñuy bañ ni ñuy réserver woo ak ñun ci société bi ñuy dund bu ñu ko adapté parce que fii dañuy gis bu dee xale bi dafa toog bëggut a kii ak ñeneen ñi waaye kii de ni mu siisee bu ñu ko joxee lekk kii dafa bëri mbañ bu toogee jël kiiwam ñu ne moom kat dafa bon donc bàyyi noonu xale bi xamuñu ne feebar la à la longue lan la mën a def ci xale bi. loolu dafay tax sa xale bi yokk tëju bañ nga ko sax wax nga ko sax feebar bu njëkk ba olof yi nit ku bon lañ ko daan wooyee xale bu amaan autisme dañ naan nit ku bon ndax comprendre ñu woon ndax bedd bi muy bedd nit ñi beru bi muy beru boo ko wooyee du la faale du fay nuyoo amul yittee ci nit ñi donc le fait que ñu koy bàyyi mu day gën a enfermé wu rek gën a nekk dans son monde le contraire la ñu war a def su amee loolu ci biir kër gi dañ ko war a xëcc ci yéen taf ko ci yéen dugal ko ci nit ñi di ko booleeg nit ñi di ko fooloo ak xale yi.
ñu jël d'accord dem na dina duggaat kon mën nañ dugg si 88 628. 38 38 allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Mouhamed na nga def. ñu ngi lay ziar bu baax. nee na nangu ziar maa ngi lay woowee Tivaouane. Tivaouane ñu ngi ziar waa Tivaouane yëpp. sa auditeur bu lay déglu toujours yow ak Serigne Mbaye Thiam. jërëjëf. lay mani. docteur li mu wax. ci xale yi. xale yi si kaw gi ñoom affaire bi laalu leen xanaa. xale yi si kaw gi ñoom daal man daal ni ma déggee seen analyse ñoom daal taax yi daal ñi am tablette ñi am kii nangam xale yi si kaw gi am nañu solo de. leen boole ci yow ci analyse bi waay. jërëjëf maa ngi leen nuyu di leen seet. jaajëfal ko bu baax a baax en fait c'était ça ma question ci ñi nga xamante ni bu ñu xoolee ñi nekk par exemple Dakar ak ci milieu urbain bi dañ ko waxee noonu ñi fi nekk ak ñi nga xamante ni peut-être ñoom ñoo nekk ci kaw gi est-ce que ni ñuy gisee mbir mi mën na bokk ak bu ñu xoolee suñuy pratique ñun suñuy croyance ak ni ñuy dundee fii nii. waaw effectivement milieu yi day tax feebar bi manifestation yi day wute te li mu wax sax lu am importance la parce que dëgg la jusqu'à il y a une dizaine d'années nit ñi dañu defoon ni autisme feebar borom ñu riche ñi la parce que si doomu ñooñu lañ ko doon gën a seetlu ndax nag yàlla dafa def heureusement suñu société sénégalaise dañu nekk société boo xam ne dañu familial surtout si taax bi xam ni nit ñi dañuy dund en famille xam ni du papa yaay kese ñooy yar doom nijaay yaa ngi fi maam yaa ngi fi très tôt ñoom bu ñu seetloo ni xale bi day beru day kii dañ koy jël dugal seen biir xam nga une vie familiale bu ñëpp nekk bokkul ak suñu réew yi nga xam ne appartement 4 mètres carrés wala naan tooñ sax 4 mètres 100 mètres carrés bu ëppee papa yaay doom jànk bi papa ak yaay xëy xale bi kese nekk ci kër gi bokkul stimulation bi xale yi di am fële duñ ko am fii mais nag am na man mi nekk Diamniadio bëri naa malade yoo xam ne de l'intérieur du pays la ñuy jógee mun naa ne ñoo ci ëpp sax que ñuy jógee Dakar parce que am na yeneen structure yu nekk Dakar am na mais manifestation yi du benn ni muy feeñee fee ak ni muy feeñee fii moo du benn kon milieu bi def ci am importance très important l'environnement de l'enfant mooy déterminer ndax autisme bu sévère lay am ndax bu oyof lay am wala bu léger lay am environnement bi da ciy jouer bu baax surtout la première année de vie at bu njëkk bi ba ñaari at ni âge boobu day déterminer lu bëri ci xale bi d'habitude si ban at la koy dalee est-ce que mën na bi muy nekk bébé commencer di développer signes yooyu noonu plus mu màgg mu koy dal wala mën nañ xayma ni peut-être à l'âge de 3 ans 4 ans fan lañ ko mën a xayma ci feebar bi. âge yëpp pour le moment am na li ñuy wax bu génétique bi maanaam bi nga xam da nga koy doon boobu da nga koy judduwaale très tôt mun nañ seetlu signe précoce yi yaay ji mun na seetlu très tôt comme ni may wax souvent. yaay booy nampal sa doom day siggi xool la très tôt da ngay gis bébé yooyu duñu xool yaay duñu siggi di xool seen yaay wala mooy bébé boo xam ne soo ko tëralee fi mu toog day toog di foog moom kenn nit dina dugg ci néeg bi génnaat dem ñëwaat du jooy du laajte comme xale yi ni ñuy def bu ñu gisee seen yaay yuuxu pour seen yaay jël leen mais ñoom dañuy yaru yaay ji la naan ki bi mu nekkee xale dafa yaru foo ko teg mun nga ko fa teg lu yàgg ñëwaat yooyu ay signe précoce la xale yi nga xam ne xamuñu seen tur da nga leen di woo ba sonn xam nga xale très tôt vers même pas 2 mois 3 mois booy tudd turam mu tourné xool la voilà xamuñu seeni tur ba bi ñuy am 2 ans 3 ans boo leen woowee dafay mel ni woowoo nit duñu gestu xool la duñu kii duñu faale nit ñi duñu foo ak nit ñi ñam lekk côté lekk tamit lekk bi day jafe te surtout day nekk xale yoo xam ne seeni nelaw day metti duñu nelaw guddi wala dañuy yeewu bëgg nekk di foo si guddi très tôt daal bokk na si ñi xam ak yeex a wax duñu tudd kenn am na ñoo xam ne dañuy dem ba juróom-ñaari at duñu tudd seen papa duñu tudd seen yaay duñu tudd seen waa kër duñu tudd kenn mun nañ la soxna ñëw jël sa loxo dem mais duñu tudd sa tur duñu fay nuyoo duñu fay su leen nit di woo 5 mu ngi koy wax yaa ngi doon wax li nga xamante ni mooy différentes formes yi am ci feebar gi mais